suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul boo bëggee fu borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ni boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal ku nekk ak li nga mengool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool dëkk bi ku nekk ak ki nga déggool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xulool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xelool. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal imam Makhtar Ndiaye bu mosquée bu Liberté 6 la tax ñu dalal ko nag gis ngeen tamit jàngoro gile di Covid 19 daal di lëmbe àdduna ñu bari dem bay wax ni sax mbir mi dafa mel ni suñu borom moo ñuy daal di punir wala dafa nekk loo xamante ni doomu aadama yi ci boppam ñoo ko daal di lancé gis nga ñi nga xamante ni faatoo nañ ci coronavirus bi ñu nekk ca bitim réew ñu ci ëpp boo moytul daañu leen lakk lan la ci l'islam daal di wax tamit ku am li lee di musulman bu am Covid 19 daal di faatu naka lañ ko daal di mën a dencee est-ce que dañu ko war a sang waaw wala déet jumaa yi nga xamante ni actuellement tamit dañ ko daal di tëj ndax jàngoro gile di Covid 19 annulation bu Hajj 2020 Ramadan bi yegg si ak tamit jàngoro gile di Covid 19 ak yeneen ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi daañu ko waxtaane ak kile di imam Makhtar Ndiaye ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala noo ngi wax mbokk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ndeye Comba di la nuyu di am kontaante lool ci dalal bi nga xam ne dalal nga nu ko ci émission bi di toute la ville en parle di ñaan yàlla subhaanahu wa taala point yi nga xam ne incha allah rëdd nga ko yal nañ ci mën a leeral suñu kéemtalaay kàttan te buñ ci leeralee tamit na nekk lépp njëriñ ci askan bi incha allah. voilà ñu lay remercier bu baax ci disponibilité bi tey jii dañuy attaquer directement dem ci actualité bi Covid 19 mu nekk jàngoro goo xamante ni la koy joxe mooy coronavirus virus boo xamante ni fi ñu toll nii lëmbe na àdduna imam ay nit yu bare ñu ngi ci faatu ña mu gën a attaqué sax moom mooy réew yi ëpp doole gis nga dem na Chine jóge Chine actuellement mi ngi def ay ravages États-Unis d'Amérique mi ngi sonal waa France waa Espagne Italie ainsi de suite fii tamit Afrique jot nañ ci jàngoro gi ni mu demee nag am na sax ñu naan virus bi dañ ko lancé am na ñuy wax ni sax mbir mi c'est une punition divine maanaam dafa mel ni suñ borom moom moo ñuy daal di punir parce que dañoo dem a dem ba relégué ko au second plan maanaam daal xaalis rek ak wala prestige la ñuy daal di wut ba tax dafay punir askan wi li koy wane peut-être mooy dëkk yi mu daal di commencé dëkk yi ëpp doole ci wàllum santé lépp te actuellement dañoo tële ci mbir mi ban jàngat nga ci am. waaw alhamdulilah balaa may répondre sa question damay njëkk d'abord vraiment remercier sunu autorité sanitaire wu réew personnel u santé yëpp wax dëgg yàlla ki seen taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko bi jàngoro ji feeñee ba déeri ci réew mi ndax wax dëgg yàlla noo ngi ciy def ay efforts yu remarquable yu ñëpp ràññee kon noo ngi leen di féliciter d'abord. deuxièmement aussi di jaale ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan ci àdduna bi yëpp rawatina fii ci sunu réew mi muy ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ fi seen bakkan di leen ñaanal yàlla jéggal leen ñetteel bi aussi di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom kàttan mën lépp
épidémie bi wala pandémie bi di coronavirus yal na ko teggi ci àdduna bi teggi ko ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp incha allah. Question bi nag li ma ci njëkk tontu mooy ñun au regard de l'islam en tant que islamologue en général épidémie yu mel nii ay nattu la. te nattu moom fu mu jógee rek li yàlla wax rek fu foo xam ne sànni na fa ab nattu rek da fekk ni xeet woowu war nañu interroger waat seen bopp xoolaat seen bopp. parce que yàlla fu mu sànni ab nattu épidémie fu mu lawee moo xam ñàkk la moo xam feebar la moo xam lakk la. moo xam kii la lu mu deti catastrophe bu mu mën a doon rek. bu dalee ci aw xeet ay jullit rawatina. foofu dañu war def introspection xoolaat seen bopp parce que ñoom noo tooñ parce que yàlla day wax ci alquran inna allaha la yarlimuna shay'a walakinna naasa anfusahum yarlimun yàlla mu ne man du ma tooñ benn jaam yi kañ nooy tooñ seen bopp donc lu mën a am rek nit mooy responsable yàlla dafa bind doomu aadama jox ko mission teg ko ci kaw suuf am yoon wu mu ko rëddal ni ko jaar fa yoon woowu nag bu doomu aadama demee ba sàggan ba wàcc yoon woowu bëgg tànn beneen yoonu boppam boobaa lu ko ci fekk rek moom moo ko teg boppam kon ñun en tant que religieux au regard de l'islam au-delà bien entendu des causes évoquées par les spécialistes de la santé lii épidémie pandémie loolu punition divine la malédiction divine la bu yàlla di lancer ci biir xeet mais daf ko lancer nag pas c'est vrai mere na leen sànni leen teg leen punition mais ci biir punition boobu dañ si wax am prise de conscience pour nu mën a dellu ginnaaw defaraat sunu toogaay incha allah. mais lan mooy firndeel ni punition la bala ñuy ñëw sax ci punition bi gis nga ba jàngoro yi commencé am na ay thèses yu jot a jóg ay spécialistes ñuy def gëstu ñu naan virus bi peut-être ay kii ñoo ko sànni yu nekk France wala Chine ainsi de suite doon nga dégg thèse boobu que dañu sànni virus bi d'accord ci loolu. waaw ñun en tant que religieux suñu raisonnement d'abord daan d'accord ci loolu sax mais suñu premier raisonnement ñoo ngi koy teg ci xam ni punition divine la comme li ma la wax léegi mais suñu beneen jàngat ci analyse bi jàngat bu njëkk punition divine la parce que punition divine boobu sax même yàlla mën na ko lancer jaaral ko ci ay loxo la koy jaaral ay loxo doomu aadama te tey bu ñu xoolee ce qui se passe tey à travers le monde gis tey li nga xam ne tey moo business bi ci wàllu médecine parce que ci wàllu médecine tey ak les firmes pharmaceutiques ba demee ba ce mot business dugg ci rek dafa yàq lu bëri donc day dem ba nga xam ni ko nit ki daana ko amam njëriñam lay gën a gis ca la muy def que dootul nekk liggéey boo xam ne daf koy def par vocation par conviction donc ba tax na c'est pas à exclure parce que li ñuy gis ci àdduna bi tey xam ni métier moo dem profession boo dem tey am na sa moom business bu ñu fay def rawat na tey tey les firmes pharmaceutiques du monde pour jaay seen garab donc du thèse boo xam ne tam mën nañ ko bañ a écarter donc mën na tam am même loolu buy am tamit peut-être suñ borom moo ko fa jaarale pour punir askan bi parce que tamit tey toll nañu ci niveau technologie boo xam ni bu avancé tey ci àdduna bi ci wàllu internet wàllu informatique wàllu yëpp tey doomu aadama xarale yi am na fu mu ci toll ci benn niveau boo xam ne macha allah te nag dafa fekk ni nag niveau boobu mu toll yëpp nag nekk ci loxo ñoo xam ni xëy na la plupart ci ñoom amuñu ngëm yàlla amuñu ragal yàlla donc duñ ko mën a jëfandikoo donc souvent à bon escient comme li ñuy wax ci sens bu baax mën nañ ko jëfandikoo nag mais tamit ci sens bu négatif ndax science dëgg la mais bu fekkee jëriñoo nga ko ci sens bu positif mën na jëriñ ñëpp mais parfois aussi tey intérêt doomu aadama ak dem ba nit tey beew ci kaw suuf ba nit dem tey ba nga xam ne tey vraiment daanaka comportement yi islam rëddoon nit war ko am croyant ci boppam war ko am pour mën a sauver l'humanité tey macha allah yooyu moo fi nekkatul ba tax na léeg-léeg mën nañu jëfandikoo science bi tey ci deneen sens yoo xam ne sens bu positif la boo xam ni day lor sax am na ñuy andi teesu comme ci jamonoy Lóot li nga xamante ni suñ borom demoon na ba dëkk boobule nee nañ sax dem nañ ba bu ñu tollee si jamono boo xamante ni grande puissance yi maanaam ñi fi ëpp doole seen mbébét wala li ñu bëgg moom mooy rek ñu daal di daganal borom ñaari tur yi ci àdduna bi yëpp di organiser ay géey prat di gën a am doole di leen dooleel am na ñuy dégager thèse boobu nekk comme la daloon ca jamonoy Lóot dafa mel ni loolu la ñuy daal di dundaat parce que comme pour rejoindre ci thèse bi ngay développer muy punition divine bi. waaw xam nga rek parce que tey doon ne ci àdduna boo xam ne ku nekk nga ci est-ce que dafa suñ borom dafa metti wàllu ngóor jigéen ñi wala ku nekk teg nga sa bët tey ci li xew ci àdduna bi ci lu yàqu ci yàqute ci yàquteeg jikko yàquteeg pas-pas yàquteeg doxalin ku nekk teg nga ci sa bët tey boo gisee tey dañ ne ci benn monde boo xam ni boo xoolee pratique contre nature yi ne cesse de propager
fu mu ne noo ngi gën di law ci kaw suuf. nu koy gën a tasaare muy homosexualité lesbianisme ñu kenn xamul lépp tey mi ngi gën tasaaroo ci kaw suuf. te nit dem ba am sañ-sañu di ko affirmer di wane ni loolu laa. te nga xam ne même démb sax as gor même bu doon nekk loolu sax. amul daf koy nëbbatu. tey nag dem ba doomu aadama tey bew bay wane appartenance am naan man lii laa di ko wane di ci jaay doole. deuxièmement aussi tey boo xoolee tey injustice bi ci àdduna bi. arbitraire bi ci kaw suuf. haine bi ci kaw suuf noonante bi bañante gi siisante bi. guerre bi ci am tey ci kaw suuf. yëpp tey dem ba nekk di régner en maître ci société bi. bref tey ci monde boo xam ni pratiquement toutes les lois établies par Allah subhanahu wa taala dañ ko transgresser tey mais man dama ni xel wu mel noonu ñooñu naka la ñu mën échapper ci moom bëggalum yàlla. kon ñun bu ñu jotee ci lii punition bi dañu wax sant sax dañu wax sant yàlla ba nu yàlla tegee malédiction bii di pandémie. parce que kat am na xeet yu fi njëkkoon jaar. xeetu yonent yàlla lool. lii fekku leen si yàlla lu mu def daf leen duma effacer leen ci kaw suuf. dëpp suuf sa seen kaw far leen parce que ñaawteef gan doon def moo tax te nag gis nga punition boobu mu pune woon nitu yonent yàlla loo di. yàlla daf ko def benn non seulement malédiction divine la jëf leen jëppi woon deuxièmement aussi c'est une leçon d'avertissement. bu yàlla lancé woon à toute l'humanité pour wan leen ni bépp xeet wuy taxawee ne ci kaw suuf fa ngay mujjeeg man mooy fii. donc ñun dañu war sant yàlla ba nga xam ne ñun ci pandémie rek la ñuy am pandémie bii nag occasion la tey je crois que coronavirus bi nu dal tey dafay créer waat benn nouvel ordre mondial buñ ci jógee tey te jëlewuñ ci ay jàngat je crois que dañu amul xel tey buñ ci jógee war nañu jëli jàngat yu bëri tey ci àdduna bi tey puissance yi doon jaay doole ci kaw suuf wane ne tey jii tey tout le pouvoir lépp luy pouvoir tey économique yëpp noo ko téye woon seen loxo tey te yàlla wan nañu boppam donc je crois que tey dañu war am benn prise de conscience ci lii nga xam ne tey mooy coronavirus bi buñ ci jógee nu mën xoolaat naka la ñuy doxalee ci kaw suuf ci àdduna bi. ban jàng nga am Imam Mokhtar le fait que actuellement à l'heure actuelle Afrique mooy le continent le moins touché par le coronavirus par Covid-19 bi ban jàng nga ci am wax nga ko léegi puissance yi nga xamante ne actuellement dañu jaaxle sax dañuy jooy. waaw man jàngat bi ma ci am mooy. peut-être actuellement Afrique est le continent le moins touché. waaw man li ma ci jot am jàpp comme jàngat sama avis personnel. mooy peut-être xëy na jàngoro ji fale la tàmbalee. fale la tàmbali tey bu fekkoon yàlla dafa defoon mu tàmbalee fii xëy na musiba dal nu ndax amuñu doole googu. tey dafa tàmbalee ci réew yale donc nu koy gis di gis la fay xew. donc nu teel a jël suñuy matuwaay teel a jël suñuy précaution loolu moo ñu ci dimbale. man jàngat boobu laa am teel nañu jël ay mesures bien que sax mesures yi c'est souvent tardive tëj ay rapport beeg yooyu yëpp mais lu bon teel nañu fagaru googu moo tax xëy na te ñee fagaru defuñu ko woon parce que bi fa jàngoro ja ñëwee xëy na jëluñu woon au sérieux affaire bi ba nga xam ne yu bëree terewuñ ko woon rassemblement yi stade yi tout ça loolu yëpp. ba tax na tey affaire da leen dem ba ëpp doole ëpp leen loxo donc bi Afrique gisee loolu tamit jàngat ci. teel a jël ay mesures gis nga tey réewu africain yi ñoom ñëpp ku ci nekk tey yaa ngi jël pratiquement yaa ngi adopté ay mesures ñenn ñi état d'urgence couvre-feu nañ dem ba ci confinement sax pratiquement tous les pays africains aujourd'hui tey ont adopté cette posture de confinement mais maanaam jàngat bi est-ce que nekkul ni kon mbon ga Europe wala États-Unis la ëppee que Afrique mbon gi moom faible question boobu laa bëgg a xam mbon gi moom faible bu dee punition la lan moo tax actuellement États-Unis gën a souffrir wala réewu Europe yi ainsi de suite mbon gi moom c'est généralisé c'est le monde entier nattu gi moom faible lu koy firndeel mooy coronavirus bi épargné wul benn réew épargné wul benn continent mbon gi moom fépp la xëy na kat dafa gën a tare fee rek te fii sax dañuy ñaan yàlla sax mu yem fii ci Afrique wax dëgg yàlla dañuy ñaan ñun ñëpp suñu mbébét mooy yal na ko yàlla yemale fii voilà mais kenn xamagul fu mu jëm de toute façon daal mbas la mu wàcc ci kaw suuf di punition yàlla tasaaroo ci àdduna bi yëpp nag ndax bu ñuy wax injustice bi moom du Europe rek du États-Unis rek fépp la ci àdduna bi tey foo dem tey yaa injustice n'est-ce pas am arbitraire boo xam ne tey di noot ay néew di doole di dunde seen ñaq di maltraiter ay doomu aadama en gi guerre bi injustice bi wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo. Imaam tamit ci Covid-19 bi am na ay musulmans yoo xamante ni suñu mbokk sénégalais wala ay musulmans yoo xam ni ñu ngi États-Unis ñu ngi France ñu ngi Italie ñu ngi Espagne ñu ngi Iran ñoo xamante ni actuellement on compte des centaines de morts par jour am na si ñoo xamante ni ay jullit lañ gis nga actuellement réew yooyu benn mbir rek lañ mën a def maanaam lakk ña faatoo
jàngoro ci Covid-19 pour éviter wàllaate bi ainsi de suite parce que tamit peut-être am nañ problème sax pour fu ñu suul ñooñu ban jàng nga am ci jullit yi nga xamante ne tey jii dañ leen di lakk ndax dañu faatu ak jàngoro gi lee di Covid-19 lan la ci lislaam wax. waaw d'abord ñooñu faatu bitim réew yëpp. ñoo ngi leen di jaal seen ay mbokk di ñaan yàlla yàlla jéggal leen taxare leen aljana. muy lu metti lool wax dëgg yàlla parce que faatoo feneen fu dul sa réew tam wax dëgg yàlla metti na mais gis nga ci wàllu funérailles wàllu néew islam moom mosul adopté posture lakk. gërëmu ko bëggul nuy lakk ab doomu aadama li mu bëgg mooy incinération bu islam waxu ko. la mu bëgg mooy inhumation la xam mooy nu gas suul nit. loolu mooy li mu adopté ci wàllu funérailles léegi nag bu nu tollee ci ay circonstances yoo xam ni parce que dañuy wax a darura tubihu al mahdurat l'interdit est juste autorisé en cas d'extrême nécessité c'est-à-dire que tey bu nu demoon tey ba nga xam ne tey néew yi bari nañu amatuñu fu nu suul mu nar leen jural ay jàngoro boobaa la noonu tere woon incinération boobu daan ko permettre juste pour mën a teggi lor mais pour te dire du lu islam gërëm ci tant que mën nañu inhumer tant que mën nañu suul am nañu possibilité boobu moom du lu islam gërëm. ba naka gisee autorités yi par rapport parce que ñu bëri. dañoo bëggoon autorités yi jàppale leen ñu jot a faat foofu ñu indi koor yi am ñoo xam sax faatawuñ ci Covid-19 bi mais ñu indi koor yi comme ñu inhumer leen fii mais dégg nga autorités yi lu ñu wax risque la donc danañ leen jéem a bàyyi ñu denc leen foofu. waaw gis nga même islam posture islam ci wàllu woowu ci rapatrier corps d'abord. en temps normal. du lu islam gërëm xëy na ñun suñu aada noo ko tàmm rek fu nit faatoo ñu nañ ko yóbbu ci ay mbokkam mais du lu islam gërëm nekkul loo xam ni islam bëgg na ko islam nu mu bëgg mooy nit ki fa mu faatoo rek na nga ko fa jenti gis nga yonente bi alayhi salaam am benn xadis boo xam day firndeel loolu mooy lan dafa ne asri'u bil janaza fa in taku salihan fa xayrun tuqaddimunaha laha dafa ni bu nit faatoo rek gaaw leen denc ko nu mu gën a gaaw ndax bu dee nit ku baax gaaw leen jébbalal ko ay yiwam yu baax mu dem bu dee koo xam ne ku safaanoon la gaaw leen tàggoo ak moom loolu lu mu ci jublu lu mu ciy jàngat mooy kon islam non rapatriement la bëgg parce que ku faatu rek mu ni gaawal denc bu nee nit ki faatu na ki suba si nee na bu mu yendu bu faatoo ci ngoon bu mu fanaan ça veut dire kon kooku dafay empressé wu pour nu denc donc rapatriement si boppam en temps normal islam du lu mu gërëm xëy na fii nag sunu affection sunu émotion moo tax ñuy bëgg toujours nit bu faatoo nañ ko yóbbu ci ay mbokkam n'est-ce pas waaw di ko ñaan di ko fàttaliku waaw ndax aada la rek bu fi sax mais ce n'est pas fort bu fekkee nag ci en cas surtout nag de pandémie foofu moom l'islam interdit formé il est fortement recommandé di rapatrier néew ci en cas de pandémie fu nit faatoo nañ ko fajee ndax lan ndax pour éviter propagation maladie bi pour éviter ay yeneen cas de contamination kon bi ministre bi waxee cas bu mel noonu ni vraiment ñi nga xam ne faatu nañu ci Covid-19 wax dëgg yàlla pour beaucoup plus de précaution nañ leen bàyyi foofu moo gën ñu leen di rapatrier di indil suñu bopp yeneen xeeti jàngoro yoo xam ne kenn xamul fu mu nuy jëmee après. léegi comme par exemple ñun Afrique tollooguñ foofu ñu fi gis nga Sénégal 2 décès rek la amagum ci Covid-19 est-ce que comme par exemple tollooguñ fu ñuy lakkee wala ainsi de suite comme Pape Diouf wala ku décédé ainsi de suite ci Covid-19 maanaam. du ñu ne waruñ leen a sang bi exactement dañ leen war a sang waruñ leen sang l'islam lan la wax tamit ci loolu. kenn waru leen sang parce que gis nga ki faatu ci mbas moo xam ne rawatina médecins yi dem nañu ba affirmer ni kii lii moo ko faat ni mu doon wàlle ci bi muy dund maladie bi nekk lu contagieuse bu faatoo tam noonu lay continuer di wàlle bu nee ba médecine affirmer loolu te effectivement loolu moo am ci ñi ma jot a déglu donc bu fekkee day wàlle en tant que néew kooku islam li muy wax ne ñuy jël seen précaution nan ko bàyyi ca loxo ña nga xam ne muy autorité sanitaire yi nan ko doon sàmmee seen bopp ban koy traité nanu ko jël ci noonu def ko ci ay housse mortuaire comme ni nga ko gisee tey en Europe def ko ci housse mortuaire tëj ko def ko seen produit yooyu fexe nun ko defaree noonu daal di koy teg ju léegi sax moom mën na am ndax te ju léegi buy am sax à distance lay doon dañuy taxaw fale imam ba taxaw ne te groupe bu restreint rek noonu ko bàyyi noonu bu ko defee imam bi jullee ko bàyyi ko seen loxo ñoom ñu jenc ko lu mel ne tey ay agents sanitaires yi service d'hygiène yu mel noonu xam ne yor nañu ay jumtukaay ak matériel yoo xam ne daanu ci aaru ba duñu loru donc ku mel noonu dañ koy def parce que ki faatu ci mbas muy wàlle ak tey ki nga xam ne tey dafa dee ba nekk en état de décomposition ñooñu noo bokk atte tey ñooñu kenn du leen sang parce que dañuy bañ mbir mi law wàll ñeneen parce que islam wàllaate boobu lay bañ bu gisee yonent bi islam di wax ci xadis ba mu ne bu fekkee mbas
dafa déclaré wu ci benn réew bu fa kenn dem. bu fa kenn dem. waaw fu mbas am bu kenn dem ci réew moomu waaye itam réew mi nga nekk bu fa mbas déclaré woo tamit bu fa kenn jógee di dem feneen xam kon kooku jàngal nañu confinement. jàngal na ni kan en cas d'épidémie ku ne da nga war toog arrêté dem beeg dikk. waaw kon loolu daf nu war a jàngal xadis boobu rek bu nu amee dégg-dégg daf nu jàngal ni kon bu mbas amee épidémie ku nekk na nga toog fa nga toog war a bañ a déplacé wu. tey jii bu fekkoon par exemple ñu jógee fa mu ay amoon tey. waaw dès le début dañ ko fa yamale woon kenn bañ a vol yëpp arrêté kon tey duñ tollu fii te li ko gën a yokk tey propager feebar bi mooy affaire bi déclaré wu na foofu mais nit ñi continuer di voyager vol yi di dem di ñëw ku nekk di dem di ñëw donc loolu moo tasaare affaire bi donc pour te dire daal ku faatu ci épidémie moom kenn du la sang noonu la ñuy posture boobu te même say mbokk tamit duñu mën a ñëw gis la say mbokk daanu leen jox autorisation nu ñëw mais nu mu gën a tuutee restreint benn groupe bu restreint la ñuy jël nu ñëw taxaw pas gis bi sax parce que kuy wàlle tamit wax dëgg yàlla too xam day indil daan ni kat seen koor a ngi ni seen loxo lay nekk autorités yi autorités sanitaires yi services hygiène ak ñooñu ñoo koy yor defar ko ñu leen mi ngi nii ngeen taxaw à distance imam ba ñaari nit ñett nu jullee ko ñaanal ko jébbal ko boromam en toute discrétion en toute intimité. mais am na ñoo xamante ni imam faatowuñ actuellement ci mbas mi ci Covid 19 mais ak mesures yi nga xamante ni jël nañ ko tamit c'est restreint gis nañ ni dëj yi amatul dara amatul quelques groupes de personnes ñooy dem accompagner ko ñu denc ko ça n'a rien à voir ak ñi nga xamante ni dañoo am jàngoro bi ba faatu si. waaw loolu moom xëy na li ko waral sax mooy tey mesures yi ñu jël. les mesures arrêté rassemblement yi arrêté tam les regroupements moo tax. moo tax ne boo xool tey dëj yi am fan yii yëpp donc dañ koy def en toute intimité nit ñu ndaw bañ a bare ndax sunna la fardu kifaaya la. ça veut dire que nekkul obligation ci islam ñëpp ànd dem ci dëj ba gis nga néew lépp lu jëm ci moom sang gaag taxawu baag. denc gaag lépp loolu dañuy wax fardu kifaaya la. ça veut dire que. bu amee 4-5 personnes ci communauté bi bu ko taxawee rek wàcc na ngeen des ñëpp. tey kañ la doon nekk bàkkaar ba fekkoon ñëpp doonu seetaan néew bi. boobaa bàkkaar lay doon ci communauté bi yëpp. mais nag fardu kifaaya la mooy bu amee benn groupe. ci communauté bi bu dem taxawee ko yóbbaale nañu ni ñëpp. donc loolu moo tax wàllu dëj il faut tam nu leeral sénégalais yi loolu xam ne dëj soxlawul adduna bi yëpp ku nekk nga bëgg. parce que instant bi ñu bëri mënuñu accepter loolu. malgré les mesures circonstances yu mel nii. tey tere nañu rassemblement tere nañu regroupement. donc tey ku mën a faatu même sax bu dul ci Covid bi sax. mais nañu respecter les mesures parce que bañ vraiment affaire bi law. voilà beneen ponk bu am solo tamit imam gis nga ci mesures yu ñu jël dañu daal di tëj jumaa yi. julli àjjuma gis nga ni mu sacré ak jullit yi ni ñu ko fonkee actuellement amul. mu nekk lu doy waar loo xamante ni ñenn ñi sax d'accorduñ ci parce que punition divine bi su ñëwee encore ñu ne comment se fait-il suñ borom peut-être punir ñu daal di retourné waat tëj jàkka yi àjjuma ji vendredi yi kenn du dem julli naka nga gisee mesure boobu nga xamante ni jël nañ ko di fermeture mosquée yi fii ci Sénégal. waaw fermeture mosquée yi man sama regard wax naa ko dès le début de toute façon man suis parfaitement d'accord ci ñu tëj ko parce que mesure bi aussi lañu tere woon waxuñu ciblé wuñu ni jàkka yeeg jumaa yi la ñu tëj mais dañu interdire lépp luy rassemblement fépp fu nit di dajaloo. waaye jumaa yi lañ njëkk a tëj de. waaw mais qu'importe sax de toute façon man sama posture mooy parce que cause bi ñu évoqué mooy fu regroupement am fu rassemblement am nanu moytu pour affaire bi di propager wu di lor ay nit donc bi mesure boobu amee parce que bi ñu woowee ñun en tant que membre bokk ci collectif des imams et oulémas du Sénégal expliqué nañu clairement cause yi lan la ñu wax dëgg yàlla ay jullit dañu tëj jàkk gënaluñu ay sénégalais lañu dañu xam jàkk xam juma am seen yor responsabilité mais dañu toll ci phase boo xam ne il fallait que vraiment ñu jéem a jël ay mesures tëj d'ailleurs parce que c'est des lieux yoo xam ne am ñoo xam ne au début dañ ko jàppee woon xeex diine gi non man kiiwuma si côté boobu moom pour man du xeex diine mais dafa am loo xam ne gis nga bakkanu doomu aadama islam dafa ni nañ ko sàmm dafa am lu ñuy wax daruriyatul xams muy 5 piliers yoo xam ne islam dafay nañ ko sàmm nanu sàmm bakkan sàmm diine sàmm xelu doomu aadama sàmm alal sàmm honneur u nit hifzu nafs nag muy sàmm bakkanu doomu aadama préserver la vie humaine dafa nekk lu sacré ba tax na lépp loo xam ne gaar na tegu na pour mën a sàmm bakkan rek islam daf lay ànd te nag tëj jàkka yi dañu pour sàmm bakkanu doomu aadama yi la pour éviter affaire bi propagé wu te suñu jàkka yi
c'est des lieux yoo xam ne. mais est-ce que mënuñu woon a bàyyi tamit imam ñu continuer parce que wax nga ko sànq punition divine la. dafa laaj mbir nit ci jéggalu dellu si suñ borom. pour mu jéggal mais est-ce que loolu ànd na tamit ñu jël li gën a sacré ci ñun en tant que jullit wala. mais bu fekkee li gën a sacré ci ñun moom moo nar indiwaat suñu musiba kon. mais loolu beneen problème lay indi. bu fekkee dañu topp wàllu sentiment est-ce que tamit mënul woon jël ay mesures comme ça teg ay mesures d'hygiène ci buntu jumaa yi vendredi même bu fekkente ni sax ñëpp mënuñ julli ji mais ñu bàyyi benn mbooloo quand même daal di dem julli ji ñu taxaw defar ay saabu antiseptique et tout. waaw loolu am na ku ñëw ñu laalal la ko sa loxo am na ñu waxoon loolu ñu julli quand même. waaw ajuma ji am na ñu waxoon au moins mën nañu jël ay mesures. fexe nanu mën a jullee mais comme peut-être li ñuy wax nii. comme mesures yi ñu jël takk der yi tas leen ci mbedd mi 20 heures kenn du génn feebar bi lu muy bañ mooy dajaloo wala tampaloo. te comme jekka yi nag dafa bokk ci charte yi. waaw nanu ranger les sàppe yi ñëpp yemoo loolu la ñu bëgg. parce que am na ñoo wax naa nanu julli à distance comme ni ko gisee ci yenn vidéo yi. mais loolu islam bëgg ko. ay sàppe bu ñu ko taxawal dafa am charte sàppe mooy sàppe yi dafa war a lëkkaloo. donc loolu doon nañ ko wax. mais mujj gi sax ña ko waxoon sax dañ ci mujjaat génn bañ leen convaincre. deuxièmement aussi ci wàllu cet gi. xëy na teg ndox saabu ñëpp raxasu seen loxo balaa ñuy dugg xam nga ñun Sénégal dafa am lu xam ne mooy suñu problème ñun ñëpp. commencé ci man nag. mooy suñu indiscipline suñu insouciance. tey jii loo teg comme loi ni tey tegal ndox fii ku ñëw na raxasu dugg jaar fii. di nga am ñu ko contourner donc yooyu yëpp nag pour nag. éviter loolu yëpp moo tax mesure ba gënoon kii daal ñu arrêté ni tegal imaam nee nañ comme ça tey jii ñun biñ gëjee julli jumaa ku ci nekk toog sa kër ñaan parce que tey di am nañu ma posé question bi ni boo toogee ñeenti vendredi julli waaw boobu la bëggoon laaj ku toog ñeenti vendredi julli ñett cas de force majeure la est-ce que ñun génnuñ ci diine gi non ngi ci diine gi ba tey lii cas de force majeure la bu ñëw mais l'islam lan la wax bu fekkee ku toog ñeenti ajjuma demoo juma fekk jumaa ja ma ngay taxawal nañu jumaa ja waaw noo ngi fay julli mais fii taxawal nañ jumaa yi mais julli gi dañ ko arrêté c'est mesure bu générale la bu fekkoon jumaa ja mi ngi dox normal temps normal bi ñu daan dem jumaa foofu mu kàllaf mu toog demoo jumaa amoo benn ngant nekk sa itte bopp ñeenti ajjuma kooku moom génne nañ la ci diine waaye fii nag cas la boo xam ne bu spécial la dafa am lu xew circonstance comme li ñuy wax situation exceptionnelle il faut impérativement mais man gis naa benn vidéo bu ñu ma envoyé Tivaouane am na ñu forcé dem si jumaa ji julli di ñaan di ñaan pour suñ borom jéggal ñu loolu naka nga ko gisee malgré loolu ñaan daal foo ko mën defee baax na tey jii c'est vrai métti na ñëpp quand même parce que bu doon suñu sago moom jàkk yi day fonctionner jumaa yi di fonctionner gis nga julli jumaa dafa nekk farata goo xam ne farata la jàng dañ ko ñu ñëpp isa nudiya lis-salaa min yawmi jumaa fas'aw ila dhikrillah yàllaa ko santaane bu noddetee moom ajjuma moom na ñëpp wuy ci mais nag li ko gën a nekk farata mooy aar doomu bakkanu doomu aadama loolu moo gën a nekk farata au-dessus de tout parce que loolu dafa bokk ci hifzu nafs dañ ko aar ci lépp loo xam daf koy lor n'est-ce pas amma ñaan gi fu waay toog mën nga ñaan yàlla moom dégg na ñëpp fu waay toog mën nga ñaan tey jii xëy na tëj nañ ko metti na ci xol yi mais boo xoolee ba ci biir tam benn avantage mi ngi ci mooy la tey ñu bëri tey lan daawul def noonu kay tey noo ngi julli seen biir kër en famille ànd ak seen njaboot yëpp bu waxtu yu jotee nu taxaw julli te loolu tamit am lu positif la parce que amuñu ko woon. mais est-ce que très rassemblement bi solution la parce que gis nga imam actuellement li am par exemple ca France ñoom teel nañu confiner seen population mais dafa mel ni sax tey jii la ñuy dee gën a yokk. est-ce que tamit confinement parce que fii peut-être genre confinement partiel la ñu def. xam nga mais confinement bi en France am na ay effet quand même. ban effet vraiment am na effet. parce que nit ñi ñu ngi faatu des centaines de morts réanimation yi foofu ngay xoole mesure bi. au moins mi ngi tane par rapport ak début bi. parce que mooy mesure bi nga xam ne war nañ ko mën a jël parce que comme day wàllaate di tasaaroo. l'islam dane confinement en temps de pandémie. waaw moom laa la wax sànq. islam kañ confinement la jàngale ba nee xadis ba mu la waxoon. comme niñ tëjee nit ñi nii amuñ droit génn doo dem fenn. doo liggéey doo def dara parce que bu mbir mi demee ba tasaaroo moom. pour ñu jël ay matuwaay moom mooy ku nekk toog fa nga toog mooy confinement bi ma la wax rek waaw. ku nekk toog fa nga toog bañ éviter parce que luy propager wala luy law di dem. kenn xamul donc wàllaate gi tasaaroo jàngoro gi la ñuy bañ. kon léegi imaam yi yéen su ngeen di nodd da ngeen di wax nañu julli seen kër. non na nit yi julli seen kër ñun moom parce que gis naa vidéo boobu gars yi di ko jàllale ci kii bi. mais loolu moom du islam gërëm. parce que biir nodd ci boppam dafa nekk lu sacré. ay kaddu la yoo xam ne noonu la ko yonent bi jàngalee nañu respecté loola. même en cas de circonstance sax da nga nodd normal bu ko defee
ñun ñi mën parce que nodd i'laan la rek mooy yëgle ni waxtu wi jot na pour indi beneen mbooloo ñëw julli si mais bu jot waxtu wi jotee nu nodd macha allah bu ko defee ku nekk toog sa kër jullee di en attendant ñaan yàlla lii jëlee ko fi mais am na ñuy forcé di dem si jumaa yi ba léegi de waaw forcé gi daa jaru ko wax dëgg yàlla parce que nee naa leen de toute façon comme ñun noonu war joxe le bon exemple ay autorité lañu ay kilifa lañu ci wàllu diine aussi donc bu demee tamit ba état tamit jël ay mesures yoo xam ne aussi c'est purement sanitaire kon tamit nañ ko respecté rek vraiment pour tamit joxe le bon exemple. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal imam Makhtar Ndiaye bu mosquée Liberté 6 imam Makhtar gis nga ni tamit dañu daal di annuler Hajj 2020 gis nga corona lëmbee na àdduna ba màkk ca boppam daal di annuler leneen loo xamante ni jàpp nañ ni moo gën a sacré wala bokk na ci li gën a sacré ci jullit bi ñëpp ñu ngi koy ñaan en tout cas annuler nañ ko ban jàngat nga ci gis. waaw mooy li ma doon wax léegi rek gis nga màkk. xam nga ay fuqaha u noo fa ne ñoom bu ñuy jël décision. ci wàllu sharia wàllu diine dafa am benn jury. boo xam ne composé de 50 ulama yoo xam ne ay borom xam-xam la ñoo xam ne seen xam-xam. kenn lam-lameewu ko ci sharia. lu état bi di def daf leen di consulter waaye ñoom ba ñu demee ba mu leen consulter ci lu mel nii dañu tëj. parce que Makka Kaaba gi dafa nekk foo xam milieu boo xam ni adduna yëpp a koy fréquenter xeet yëpp a fay daje. donc ci la ñu jël mesure tëj Kaaba gi arrêté lépp comme nag ñoom dem nañu ba jël loolu bu ñu demee ba wax jumaa yi kañ wax dëgg yàlla li gën a sacré nekk pilier loolu pilier la. julli ci boppam pilier la. julli ci mbooloo du pilier mais bu ñu demee ba aj nekk pilier 5e pilier de l'islam autorité yooyu dem seen xam-xam ba ñu toog nanu ko tëjandi ndax jàngoro ji day law donc wax dëgg yàlla wax na yee ñu bëre donc tëj ga nag neexul kenn tey bu noonu suñu sago mosul am ci àdduna man de moom juddoo ba léegi mosuma gis comme nag am na te cause bi lan la mooy bañ épidémie bi tasaaroo nanu ñaan yàlla rek yàlla gaaw ko teggi mais kon aj bi daal noonu la ren kenn du aj dara du am wala kenn mënul aje nanu ñaan yàlla xëy na mu jeex balaa booba lii mën a am aj bi am mais fekkee jeexul aj bi du mën a am parce que tam diitu waa aj bi jamono bii lañ ko waroon mën a préparer parce que léegi ñu dugg ci koor parce que Makka aussi tey jii bu fekkoon dañu def forcing bàyyi Makka gi mais tey boo xoolee jàngoro ji kon tey la muy rey ci adduna bi kenn du xam lu mu toll parce que Makka ñaata nationalité adduna yëpp parce que amul regroupement bu day noonu ci adduna bi amul benn mbooloo mu day na mbooloo miy ñëw aj boo demee màkk di nga gis bépp nationalité boo mosul gis ci kaw suuf di nga ko fa gis. kon nag loolu buñ ko ubbi woon day ci période de pandémie bii mais fu ñu jëm moo tax ñoom heureusement seen fuqaha yi bañ demee ba analyser teel a jël seen ay mesures bien que sax jël nañ ko mais xool la fa nekk kaay ma ngay yokk ñoom affaire bi mi ngi leen di sonal de donc nag buñ ko ubbi woon nag fu ñu jëm ayca mi ngi noonu nga gis ni tamit ñu ngi dugg ci ramadan bi ci weeru koor bi bala yàgg dara léegi ñu dugg ci am na sax ñu naan est-ce que weeru koor bi duñu ko dàq ndax mbas mi nga xamante ni xew na ci réew mi ak conditions yi nga xamante ni imam gis nga actuellement ni ko sénégalais yi di dundee dëkk bi metti na trop ndax mesure déjà yu ñuy jël yombul ci askan wi ñu bari di xalaat est-ce que lii danañ ko mën a boole ak koor lan nga ciy wax. waaw dégg naa thèse boobu nu koy avancer mais daal je veux dire que est-ce que loolu mën a nekk la waaw Ramadan koor ça n'a rien à voir ak pandémie koor jaamu yàlla boo xam ne c'est personnel nit ki koy def digganteem ak boroomam te koor yàlla daf ko farataal ci bépp jullit boo xam ni wér nga amoo benn ngant day nekk farata ci kaw sa kaw kon daal koor ak Covid-19 amul benn rapport amul benn lien bu koor bi ñëwee nanu woor normal toog suñu kër koor ñi nga xam ne islam joxoon na leen mooy les catégories yi nga xam ñoom la islam autorisé woon pour ñu dog te boo xoolee catégories yooyu en 2 parties nga leen diviser dafa am ñoo xam ne daf leen autorisé de façon définitive nu bàyyi koor gi mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar boo xam ne c'est allergique au jeûne seen feebar mënul ànd ak koor comme yenn façon diabète yu demee noonu am ci ñoo xam ne seen âge mayeetu leen nu am kattanu woo ñooñu moom dañ leen dispenser de façon définitive mais ki nga xam ne dafa feebar simple xam ne mën na ci wér kooku bu wéree day fay femme bi nàmpal bu nàmpalam jeexee day fay ki ëmb bu demee ba ngàntam jeex day fay ki tukki dogoon kooram kooku tam day fay donc koor Ramadan
ça n'a rien à voir ak crise sanitaire ni mu toll nii surtout Europe nii ni ñu sonnee waa France Italie suñu mbokk amul benn rapport jullit yi nekk foofu amul benn rapport nanu woor daal kon dàq koor gi ñuy dàqoor loolu mënul nekk nanu woor normal amul fu ko suñu borom waxee mais d'ailleurs fi mu ne nii Chaabaan bi nit ñu bëri ngi woor sax weer bi nekk nii Chaabaan bi mais ñu bëri doon woor ñu bëri ngi woor leen di jeudi temps yi surtout moom ko bëri koo laaj mu ne maa ngi ci koor gi mais amul benn rapport dañu bàyyi itam lu yomb tamit toog souvent dañuy bëgg yombal mais koor gi yegg si nit ñi war a naafi la ñëpp kon seen kër la ñuy naafi nan toog defe ko ci kër yi parce que nganta am gis nga islam dama wax sànq rek ad-daruraat tubiihu al-mahzuuraat gis nga ngant fu mu amee rek dañuy xam ne ngant la parce que islam bu fekkoon dafa nekk diine goo xam tey day contraindre nit ki ni ko par force nga def mais problème am koor bu fekkoon dafa ni ñëpp woor leen mais dañuy sonn mais am na cas d'extrême nécessité ki feebar nanga julli bu fekkoon na que ni par force nga def ko no am problème mais am na ñoo xam dafa ni boo tollee situation bii feebar julleel nii defeel nii ay dafa am tamit ay conditions pour def ko wàcc na la zakat boo ko mënulee wàcc na la donc dafa am cas yoo xam ne bu ñu fa tollee fokk ñu xam ni ngant moo am tey li ñu tere li ñu araamal ni nit ki jullit bu lekk yàpp mbaam xuux wala yenn façon kii yi mais tey boo demoon ba loru xam ni loolu rek a fi nekk dee moo ca sës nee na laal permettre nañ ko juste pour nga mën a bañ a dee bu ko defee te boo amee leneen bàyyi ko loolu la mel kon daal ñiy xaar ñu pousser Ramadan bi loolu moom mënul nekk ñooñu moom nunu tëddi nelaw moom wax dëgg yàlla ak lu mu tar waaw lu mu tar daal koor moom daal wax dëgg yàlla ponk la boo xam ne si ponk islam yi la boo xam ne yàlla dafa sacré nag donc pas question nu naan dañ koy reporter wala noonu loolu moom islam gërëmu ko voilà beneen ponk bu am solo lépp day bokk ci Covid 19 bi gis nga bi mbir mi amee am na ndimbal bu ñuy wax ni état bi daf koy dimbale askan wi ay vivre yu ñu war a séddale naka nga gisee peut-être benn ci mesure yooyu la jàppale gu ñu war a jàppale askan wi parce que actuellement sonn nañ ak Covid 19 bi la même bu kaa yi bariwul sax activité yëpp a taxaw loolu moom wax dëgg yàlla lu may rafetlu la d'abord di ci gërëm chef de l'État bu baax a baax ci initiative boobu mu jël xanaa yow APR nga bokk parce que yaa ngi def marron beige non man du ma kii man je suis apolitique je suis apolitique waaw donc maa ngi ci gërëm di rafetlu tamit wax dëgg yàlla taxawaay boobu posture boobu ba d'abord posture bi may njëkk rafetlu mooy bi mbir mi amee tamit woo ne ñëpp waxtaan ci ñoom parce que am yoo xam ne c'est des questions d'intérêt national ñëpp a ci bokk. donc mais lu tax woowu Ligue des imams et oulémas du Sénégal kuréel gi nga bokk. waaw ñun daal jàpp nañu daal si lañu bokk waaw parce que mënuñu woo ñëpp. politiciens yi lañ woo bàyyi leen. kenn mënul woo ñëpp. waaw kenn mënul woo ñëpp. mais nag waroon nañ woo Ligue imam et oulémas du Sénégal. rafetlu naa d'abord. li mu si associé ñëpp. associé ñëpp opposition bi wax dëgg yàlla boole ci ñëpp ku nekk indi sa xalaat deuxièmement tam may rafetlu tamit geste solidarité bi ñu def vivre yi ñu jël aide yi pour aider ko les populations aide yooyu doyul de imam waaw parce que tamit doyul parce que Sénégal tamit boo xoolee naan ñii am ñii duñ am boo xoolee Sénégal niveau de pauvreté bi dafa jéggi dayoo ñëpp mën nu am loolu moom ñëpp xam nañ ko moo tax ma ni barki dee mu am na fu ma ni tamit affaire bi tam du état rek état ni mu ci dugalee loxo tamit tey les bonnes volontés dañu jóg ñi yàlla may tamit wax dëgg yàlla as tuut nañ ci dugal seen loxo parce que xeexu ñëpp la lii xeexu citoyen yi yëpp la war doon tey koñ bu nekk tey bu fa borom alal yi jógee tey mën a dimbale ñi nga xam seen loxo féete jotul seen ginnaaw nu jàppale leen donc lu may rafetlu la vivre yi wax dëgg yàlla te man bu doon sama soog dafa war a nekk en permanence nekk loo xam dafay continuer tout le temps état am fonds boo xam ne di ko dimbalee ñi nga xam ne ay néew di doole lañu wax dëgg yàlla lu may rafetlu la. mais est-ce que loolu tamit du imam du ay turu ndimbal nii rek. parce que tamit li ñuy jox nit ñi ay benn saako ceeb nga gis. famille boo xam ne pratiquement ñi doon waaw parce que da ngay gis mais da ngay gis famille boo xamante ni pratiquement ñi fa nekkoon ñëpp seen activité taxaw na. secteur informel bi ñëpp dañuy xëy toog kenn mënatul xëy dem liggéey chômage technique bi ainsi de suite famille boobu nga ñëw indil ko benn saaku ceeb benn litre diwlin après nga ne jàppale naa li ñuy wax si wala ndimbal du mate ndimbal moom lu lay dimbalee la rek dafa am lu lay kii rek waaw lu lay jàppale la rek dimbalee la parce que tamit kenn mënul tamit satisfaire ñëpp lu ñu lay jàppalee la de toute façon moo tax ma ni lii dafa war a nekk question boo xam ni wax dëgg yàlla borom alal yi ñi am ñëpp ku nekk ndax
yàlla wërsëg gi daf ko tasaare ci kaw suuf jox ñii xañ ñii donc ñi mu jox nag ñoom tam nañu am sens vraiment mën a. pourtant am na ñu commencé jox dugal si force Covid 19. am na borom barke yu jot a joxe. pour jàppale état bi ci paj mi yooyu baax na tamit ci tamit échelle bi gën a ndaw tam ci koñ yeeg ci gox-goxaat yi tamit wax dëgg yàlla parce que Sénégal boo xoolee loolu mooy suñu aada fii loolu la ñu xam def lu baax. dangay xool rek tey koor. dëgg yàlla ku nekk ngi jël sa suukar jël say ceeb def sa oto yóbbul ñenn ñi nanu continuer élan de solidarité boobu rawat na ci koor gi nu jëm. tey ku ci yàlla may dara defal sa oto ba mu fees ak say ceeb say dugub say suukar say lépp dem ci gor yi nga xam ne mën nu laaj alfuqaraaw yi nga dimbali leen ko ngir yàlla tax parce que gis nga Sénégal dafa bëri faqiir gis nga alquran sax dinañ xool aaye bi nga xam ne dafay jox les ayants droit de la zakat ñi nga xam ne ñoom yeyoo asaka nee na ñoom ki ci gën a par ordre prioritaire la innama sadaqatu lil fuqara recommencé mooy faqiir yi ñi nga xam ne noo ngi nii tey sol jasneer bu rafetee portable di sagu te fekk la yàlla xam doy na sénégalais sagu la xam mais bu fekkee da nga ko xool nag ci comportement am toujours naan wooy mi ngi solo mi ngi nangam kii soxla waaw kon faqir yooyu nga xam ne ay gor lañu te mën nu laaj yàlla nee na ñooñu ku xam seen problème ba faj ko am nga daraja gu rëy ci man kon am ñoo xam ne bu àdduna dee metti duna mos a taxaw laaj kon nag tey ñi nga xam ne ay bonne volonté lañu te ni mu daan amee démb gis nga ñoo xam ne tey fii ci réew mi yàlla may na leen noo ngi def lu baax te ma sàmba yëgul ma dem ba yëgul bu koor ñëwee nu yëpp camion ba mu fees def ci ceeb suukar lépp guddi wër ci kër yi nga xam ne war nañ ko fa yóbbu parce que ñun imaam ci jàkka yi da ngay gis kër yoo xam war leen ni kii borom kër gi sagu rek la yaay xam ni kii si ay situation la nekk kii mérité na ngay jëkk zakat di ko jox nu dimbali leen kon échelle na nekk ci échelle bi gën a ndaw naka état di defee fee naka ñeneen ñi tamit jàppalante nu mun ko def. léegi fayum facture tranche sociale bi nga xamante ni état bi nee na da koy fayal askan wi pas sax ci facture yi ñu jot mais ci facture yi ñëw muy ndox muy courant naka nga gisee loolu. même waaw loolu yëpp dafa bokk tamit ci élan solidarité bi. mais néew na de tranche sociale bi. waaw parce que ñu bëri ñu ngi ñaxtu. waaw parce que tam boo xoolee tamit baadoole yi yan ma yàlla baal sax si kàddu gi. ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. ñooñu wax dëgg yàlla tranche boobu ñu ci ëpp foofu la ñu nekk. boo xoolee bi ñu defee affaire bi yëpp nga xam ne 15000 ba je crois. 15000 13000. ba côté boobu daal parce que ñoom li ñuy consommer xëy na. ndox mi 3700 voilà lampe la télé la. frigo télévision yu demee noonu daal. mais nuroowul tey ki nga xam ne tey këram tey ma nga fa yore 30 climatiseurs. di am ay facture 50 000 100 000 jëm kaw. donc esprit boobu tamit ni ñu ko defee tamit wax dëgg yàlla tamit lu rafet la daal. am na ñu ne dafa néew de imam. baax na. ku lay dimbale kañ tamit wax dëgg yàlla moom man je crois que daal mais si ñoo xamante ni ñëpp la seen activité taxaw. muy borom doole yi muy néew di doole yi. mais instant bi ñëpp la seen activité taxaw. ba parce que affaire bi touché wul rek couche sociale bi ñëpp la daal di. waaw lii daal moom ñëpp la laal ñëpp la laal amul naan kii la kii. waaw mais de toute façon. li ñu si xool rek mooy geste bi comme def na geste daal jëmale ci askan wi rek. geste de solidarité. ci moment bu ñuy wax ni am na yeneen réew yoo xam ni fii Afrique état bi fay na facture ndox yi entière facture courant yi ainsi de suite ba fay sax loyer gisoo ni loolu dafa néew tamit ci les présidents Sall jox. parce que fu mu ne nii pour le moment lii la mën a def. mesure yi ni ko jëlee nii. gis nga lii la ñu mën a def parce que des na ci kanam tuuti. xamaguñu fan la ñu jëm. tey bu ñu demee ba date yu ñu joxee ay 4 mai. ay 4 mai yooyu te fekk affaire bi continuer nag. kon loolu moo tax nag nu bàyyi réserve on ne sait jamais tey bu ñu jëlee lépp def ko fii affaire bi continuer nan lay mel. yow daal imam dafa mel ni yow APR nga bokk yow. mais ñu laajaat la juste dernière question parce que temps bi dem nañu ci problème de mœurs yi nga xamante ni am na fi gis nga scandale Diop Iseg gis nga scandale Dame Amar Iba Thiam ki nga xamante ni faatu na fan yi ci wàllum drogue ainsi de suite ban jàngat nga ci am bala ñuy tàggatoo. waaw man loolu moom toujours li may wax mooy question d'éducation la rek. vraiment nañu géem a fexe yar suñuy njaboot. yar suñu askan. yar suñu askan. ci ay valeurs yi nga xam ne moo nekkoon ci réew mi démb nu yar leen ci parce que aussi gis nga éducation de base mooy lépp ci nit bu ko nit ki ratee rek daanaka kooku moom moo bàyyi ma nooyam donc acte yi ñuy gis tey xew ci àdduna bi ci réew mi problème éducation la tey fondamentalement question éducation la kon tey nañu dellu yar suñu njaboot te as gor ay jullit na yoo xam ne aussi da nga ko war a jommaleel sa bopp. mais confinement imam d'accord nga ci waaw wala déet maanaam ñu tëj ñu
comme ni ñu tëjee waa France ak Italie ñoom xam nga loolu ci loxo autorité sanitaire yi tey bu demeen bu autorité sanitaire yi tey ñoom la ñuy déglu ñoom tey fu situation bi toll rek tey la ñu décider rek tey li jaadu mooy nañ leen déglu tey ñoom nooy xam situation épidémiologique bi fu mu toll ci réew mi tey bu demoon ba cas yi yokku tey ñoom ñu exiger parce que dem na tey ba gouvernement bi tey ñoom lay déglu parce que mbir mi seen loxo la nekk ñoom tey bu ñu demoon ba ni tey l'unique alternative mooy nanu def confinement mais confinement la ñuy def pour mën a sauver population bi am na sénégalais yoo xam ne duñ ko accepter de parce que koo tëj di nga ko jox lekk jox ko naan fayal ko location fayal ko lépp mais tàmbali na ndimbal gi tàmbali na yow daal marron beige nga après dinañ gëstu imam ma bàyyi la nga tàggoo auditeurs yi. waaw alhamdulilah di rafetlu waxtaan wi di rafetlu tam question yi macha allah pour édifier sénégalais surtout di ñaan yàlla rek comme ni ma ko waxee ci début bi féliciter les autorités sanitaires sant leen bu baax ci seen taxawaay ñaan yàlla tamit di sant ñëpp tamit nañu ànd ñaan lii nga xam ne mooy Covid 19 bi gane ci Sénégal yal na ko fi yàlla jëlee amiin amiin jëlee ko fii jëlee ko tam ci àdduna bi yëpp dimbali nu nag may nu jàmm ak tawfiq nu defar xol yi tam yéeneenti jàmm ñu ñëpp bu ko defee incha allah yërmande yàlla mën a wàcc sunu kaw asalaamaaleykum. waaw noonu ñu koy remercier bu baax a baax imam Mokhtar Ndiaye nekk ca mosquée bu Liberté 6 di ko remercier bu baax a baax ci disponibilité am di remercier Léon Paul Mendy ci technique bi réalisation bi di remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h émission bi nag mën ngeen a rattrapé wu ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf. dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi ku nekk ak li nga yellool dëkk bi ku nekk ak li nga tollool dëkk bi